askanu Sénégal ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax ne tey ñun dañoo ñëw pour wane ne ñun ay patriotes lañ wane ne ñun ay panafricanistes lañ wane ne ñun ay bañkat lañ wane ne ñun dañoo bëgg lu doxal réew mi te yaakaar naa ne lu doxal réew mi Sénégalais yëpp ak africains yëpp ñoo ci war a taxaw comme gis ngeen ni mu demee nii sunu réew mi ñu jël sunu pétrole jël sunu zircon jël sunu gaz jox ko ay kaña yoo xam ne kenn xamul yan façon ni doomi aadama lañ ñu bëgg koo jëriñoo bàyyi sunu njaboot bàyyi sunu ay doom bàyyi sunu ay sët te yaakaar naa ne ñun duñ koy bañ dañ koy bañ ba keroog ñuy dee tey lii tey Sénégal yëpp ñoo waroon génn ndax njëriñ li bés bu génnee du ñun ñii ñoo koy jëriñoo mais yaakaar naa ne Sénégal yëpp ñoom ñoo koy jëriñoo kon Sénégalais yi ñu ngi leen di woo ngeen jug ci lii Sénégalais yi ñu ngi leen di woo ngeen taxaw si lii parce que vraiment aar lañu bokk yaakaar naa ne ñëpp ci war a bokk parce que réew mi tey njëriñ bu ci génn ñun ñëpp ñun ñoo koy bokk kon tey ñu ngi wax Sénégalais yi nañu génn gis nañ li fi xew gis nañ li fi mës a xewaat fi tey mu continuer di fi xewaat kon tey vraiment bëgg nañ Sénégalais yëpp génn bëgg nañ Sénégalais yëpp wax d'ailleurs génn nañ tey ku gis mbooloo mi yëpp nga xam ne tey Sénégal génn nañ te Sénégal am na changement comme ni ko Malal waxee sànq Sénégal léegi kenn mënul nax kenn mënul nax kenn kon ñun taxaw nañ jaral nañu lu nekk nag ñoom bu mu leen jaral rek jaral nañu lu ko ëpp lu mu leen jaral nañu lu ko ëpp nous sommes des patriotes nous sommes des panafricanistes vive le Sénégal vive l'Afrique. waaw alhamdulilah rabil alamin ñu sant yàlla julli ci sang-sang yi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Abdallah Cissé li ma indi fii tey dama ñëw ci baatu yaay yëpp macha allah ndax yaay laa jur ay doom ñu nekk ci biir Sénégal gi macha allah war fee tekki war fee jëriñu yàlla def ñuy muñ ba yàlla ubbil ñu buntu xéewal gi mooy sunu pétrole mooy sunu essence ñu am ko tey suñu doom yi war cee tekki ñu gouverneur Macky Sall ak waaj gu gërëm bu cee teg loxo loolu nag moo ma indi fii ma ñëw ci baatu yaay yëpp nag di waxal képp kuy yaay nañu jóg puisque Sénégal richesse mu ngi fi richesse boo xamante ne suñ doom yi suñu sët yi suñu sëtaat yi mun nañ cee tekki ëllëg ñu bugg cee teg loxo duñu ko d'accord ñun ay yaay bépp kuy yaay na jóg macha allah ñëw fekk suñu fii wax dëgg yàlla ndax xeex bi ñoo ko moom kii xeexi Sénégal la du xeexi benn parti Sénégal tey moo war a jóg macha allah jël li mu moom. loo wax ci football bi ñi ko nar a toog ba fàtte problème mu pétrole. waaw maa ngi supporté Lions yi bu baax waaye liñ naan suul gaz du ko tere xeej waaw loolu rek mooy dëgg bon wax dëgg yàlla football bi bu ñu ko bëggee torop sax war a ñëw mun a ñëw nag ci waxu gaz bi puisque ëllëg suñu football mooy jëm kanam ëllëg suñu football mooy avancé ëllëg dinañ toog bay organiser coupe du monde Sénégal ëllëg dinañ toog bay organiser coupe d'Afrique Sénégal mais loolu balaa ñu cee jot foog ñu lijjanti suñu pétrole sinon loolu dara du ca am macha allah. gars yi di rafetlu taxawaay bi teewaay bi parce que lii nii c'est des actions citoyennes yoo xam ne dañ ko war a perpétuer dafa di loo xam ne ñun en tant que étudiant du ñu nangu des ginnaaw donc samay question lii la damay dégg souvent ñu naan 400000 la ku nekk war a am Sénégalais bu nekk 400000 la war a am dañuy estimer ne dañu war a am si pétrole bi 6000 milliards la est-ce le cas wala ñun 6000 milliards la gis dañu war a am si pétrole bi est-ce que pétrole bi mënuñu si am lu ëpp loolu la ñuy demandé quoi fekkee ne contrat yi jub na nañ ñu ko wan parce que fii nii ñun jàng nañ ñu jàngul ñu sax ba leen expliquer su olof leer nañ comprendre su fekkee ne contrat yi jubul moo tax ñu nëbb ko ñun dinañ xam contrat yi nañ ñu ko tegal ñu gis fekkee ne contrat yi tel est le cas ñi lañ ko bindee dinañ xam ne Sénégalais yi lii lañ si am ak lii lañ si ñàkk loolu rek la ñuy demandé récemment vente na seen part dañuy wax ñu wan ñu contrat yi ñu xam wala ñu renégocier que loolu rek la ñuy demandé transparence RTS encerclé Colobane pour nit ñi bañ a mën a dugg donc les gens peinent à se retrouver ici donc loolu lu jar a fàttali la. Merci. Vive le Sénégal! Vive le Sénégal! maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant man nag suma wax du bëri li ma tax a jóg lenn rek la mooy réew mi nu mu tëj
réew mi ni mu tëddee tey jii lii yéen ñi fi nekk ñi fi waroon na ñëkk gën a feeñ xam ngeen ñan la mooy kilifa yi nga xam ne ñoo am suma at ak ñi ma ëpp mag ñoo fi waroon a taxaw tey ku ci nekk nag te ku ci nekk kenn ku ci nekk da nga war a jiital say doom sa njaboot ñu ñëw ndax réew mi du ñeen ñii yéen a ko moom déedéet réew mi Sénégal yi yëpp a ko bokk ba ci ñuy takk der yi ndax tey jii bu Sénégal baaxee ñoom ñuy takk der yi def naa ñoom la seen affaire di gën a baax kon dañu war a delloo ci suñu xel yi nañ leen delloo ci suñu xel yi réew mi dafa nekkoon tegu woon ci yoon te jamonoy Senghor ak Mamadou Dia ñuy fexe bay rey Mamadou Dia dugal ko ci loo xam ne amul sosal ko tëj ko ci kaso bi naroon ko yàq faagaagal mais yàlla mi nga xam ne moom mooy kii atte tey jii ñooñu ko defoon loolu moo leen suul wala déet moo leen suul wala suulu leen moo leen suul soog leen uyu ji fekki kon dama bëgg mag ñi laa wax man kilifa yi laay waxal nañu delloo si seen i xel te xam ne réew mi su baaxee ñoom la baaxal ndax seen i doom lay baaxal te ku ci sa doom baaxal ëllëg ak si biir sa ndam la li ma wax dëgg la du dëgg dama ne xale yi bu ñu baaxee ndam la ci kilifa yi kon kilifa yi dañu war a ñëw di taxaw di jiital seen i doom seen i waa kër loolu mooy li yoon mbirum pétrole bi nag ak gaz dama ne du pétrole ak gaz rek la Sénégal am déedéet am na leneen ak leneen lu Sénégal am dama ne li gën a tuuti sax ci li Sénégal am yàlla may ñu ko mooy lan yàlla may nañu réew moo xam ne dafa am gàncax am suuf am ndox ci suuf ak bu ñu yàlla di may ak bu jot bu nawet jotee dama ne rien que loolu rek ci population Sénégal nga xam ne tolluwul na mu war a toll rek loolu rek mënoon na yore Sénégal ba kenn du sonn waaye tey yàlla may nañu lan may nañu phosphate bi bañ ko dalee exploité ak léegi ñaata at la ana lu ngeen ci gis ah yàlla may nañu lan may nañu or ana lu ngeen ci gis yàlla may nañu lan fer ana lu ngeen ci gis bu ngeen gisee kon bu ngeen déggee tey ñu ne gaz am na te ban gaz dañu am ban gaz bi gën ci gaz ñu ne déet ñu toftal ci lan essence muy pétrole wala déet waaw ma ne yéen kilifa yi war ngeen sàggan be loolu di nax saay seen doom yeeg seen sët yi war a ñëw ëllëg duñ ko fekkee man foofu laay yam ak yéen jërë ngeen jëf. bëgg naa de malal bu gaa yi baaree ñàkk a baare on s'en fout ñun dañu am ndam ba pare dëgg moom man doole voilà donc ñun man côté bi may waxee man menuisier laa dama tëj sama atelier ñëw parce que nag sénégalais laa amoo beneen dëkk fi laa juddoo fi laa màggee fi laa yaroo te bëgguma ku taal suñu dëkk te ñu koy jiiñ ñun nag ñëwuñu fi pour ñu ñuy jiiñ naan dañuy taal suñu dëkk ñun dañ fi ñëw rek di réclamer loo xamante ne ñoo ko moom si lañ bokk muy suñu ay ressources naturelles loolu dong la ñuy laaj ñu leneen ressources yi nag ñun si côté bi nga xamante ne fa laa yëngatu muy côté menuiserie ñu ne am na contenu local boo xamante ne nii président bi baal di nañu ko pour ñun loolu nag man damay laaj ñun lan moo ci suñu njariñ ñun menuisier yi loolu jox naa ko borom xam-xam yi laaj naa ko état bi pour que ñu tontu ñu aussi li may wax ne nag sama wàllu bopp la parce que dañ ne ñun assemblée nationale bi ñu am pour askan bi la mais damay laaj ndax pour askan bi la wala pour état la man damay laaj loolu quoi parce que lii loo xamante ne lu toll ni pétrole ñu koy wax si dëkk bi muy ressource nationale xaw ma ressource xaw ma nu ñu koy waxee bien public te ñoom mënuñu see addu ba léegi man loolu daf ma sax jaaxal man loolu daf ma jaaxal gis nga nag dinaa leen jox délai gis nga fii ak 3 manifestations si kanam buñ ci waxulee salaire yi ñu si lekk ci diggante bi yëpp yàlla na leen reese àllaaxira ñoom député yi waaw loolu moom dama leen di wax mu leer bu fekkee député Macky Sall lañ
dinañ wax wala bu fekkee benn Aliou Sall moo leen gënal le peuple sénégalais man dinaa ci xam dara bu fekkee lekk nañ salaire yi di ñëw si kanam nii te waxuñu si pétrole bii luñ si lekk yàlla na leen reese àllaaxira ñoom ñëpp waaw te ñu bàyyi parce que ñun bu ñu falee dootuñu am doole si ñoom dootuñu leen mën a téye fal nit ba pare mënatoo ko téye fal nit ba pare mënatoo ko wax ne que bàyyil mu bàyyi ñun ni ñuy falee dañ ko war a xoolaat ñu bàyyi ni ñuy falal ay président dañu falal ay député loolu dafa war a jeex askan wi ñoo war a fal seen député bu ñu ko mënee téye ñu voté loi yoo xamante ne nii bu jaarul yoon ñu téye ko mu taxaw waaw ñun loolu lañ soxla mais député yoo xamante ne nii dañuy naaw nii la dañ si am part de responsabilité lii dañ si am part de responsabilité waaw léegi nag man lenn laay wax état bi mooy xam nga lan mooy gars yi li ñuy wax nii yàgg na bi ñu ko dalee wax yàgg na BBC daf ko wax rek ñu ne teel commencé wax mais yow bu fekkee yow li ñu lay wax du yow mais gars yaa ngi fii porté leen plainte ngeen dem au niveau de la justice boo porté plainte nag mooy ñeme ñu loo parce que xam nga li ñu lay waxal dafa am bu ñu kenn rey bu ñu kenn damm dañu bëgg affaire bi leer loolu kese lañ leen di posé muy na leer parce que dëgg mooy jiitu jàmm boo amul dëgg du am jàmm man menuisier la xam naa li ci teguwul yoon maanaam man sama dalee laa yor di liggéey bu fekkoon ni daf may jox commande xaaral may wutul rek bu fekkee ni daf may jox commande ma jël commande bi ne ko tuux lekk bu ñëwee ma ne kaan kañ gi fi la jaar fooy la jëm man xam naa li si topp jub nag jub mooy lépp jub mooy indi jàmm bu ñu bëggee jàmm nag nañ leeral lii ñun loolu lañ leen wax yéen am na yeneen dossiers yu fi nekkoon dañ ko patam patamee mu jeex mais bii ñu ngi koy traîner du yoon de wasalaam. leer na kàddu yi leer na di leen wax ni nag yes li ci des bëriwul na gars yi di gàttal parce que dañu war a pare. dama ni ngeen fier seen bopp parce que aujourd'hui vous êtes la conscience du peuple sénégalais li des ci dignité ci réew mi li des ci bañ ci réew mi li des ci ngor ci réew mi aujourd'hui vous symbolisez ça aujourd'hui vous devez être fiers d'être ici vous devez être fiers parce que vous serez quitte avec votre conscience vous pouvez rentrer à la maison et regarder dans les yeux vos enfants dama ni suñu waxee ñi ni aar lu ñu bokk dañu bëgg ay yëngu-yëngu ci réew mi opposition bi dañu bëgg ay yëngu-yëngu ci réew mi bu ñu waxee ñi ni ñuy wax waxu pétrole dañu bëgg a indi fitna ci réew mi dama ni lii indi fitna ci réew xam nga mooy lan mooy corruption lii indi fitna ci réew mooy lan injustice lii indi fitna ci réew mooy inégalité musuma gis égalité justice créer désordre dans un pays. La justice n'a jamais créé la guerre. L'égalité n'a jamais créé la guerre. Camarades, la dignité humaine n'a jamais créé la guerre. Ce qui crée la guerre, ce qui crée l'instabilité, ce qui crée la violence, c'est l'injustice, c'est l'inégalité, c'est la corruption, chers camarades. C'est cela qui crée la guerre. dama ni kon nañu continuer di xeex ba mbir mi mu daal di leer. xam ngeen ni pétrole dafa am solo ak gaz pétrole ak gaz bu feeñee ci réew ci askan wi xam ñoom la ñu yor lan la ñu am ay njiit yu mat yu xam lan la ñu yor ñu yiir ko aar ko ba la ci ëpp delluwaat di nekk njëriñ ci askan wi pétrole booba mën na changer ak réew ndax Arabie Saoudite Koweït Qatar ay réew yoo xam ni ndóol ci la ñu nekkoon Arabie Saoudite puits pétrole bañ fa jëkk a taal le 4 mars 1938 la ca tey jii Arabie Saoudite changé na kon tey jii su fekkee pétrole bi yiir nañ ko aar nañ ko mën na tax Sénégal changé waaye suñ ko jëlee ñi bàyyi ko ci benn famille ñi bàyyi ko ci ay Samba Boy li may tuddee la berlusconisation du pays une famille qui contrôle le pouvoir local une famille qui contrôle le pouvoir central et aujourd'hui qui veut contrôler notre économie nationale. Nous devons dire non à cela, chers amis. Nous devons dire non à la berlusconisation de notre pays. Nous devons dire non à la famille des Faysal. Nous sommes pour la transparence, nous sommes pour la justice, nous sommes pour la légalité et l'égalité. Nous serons là la semaine prochaine, nous serons là le mois prochain, nous serons là l'année prochaine jusqu'à la transparence, jusqu'à l'égalité sur la gestion du pétrole. Merci, merci, merci. gaañi tàccu leen seen bopp waay
tàccu leen seen bopp bu baax a baax et dinaa leen wax lu tax ngeen war a tàccu seen bopp. Normalement ci réew bi ñu ne quand des citoyens décident de se rassembler comme ça pacifiquement 48 heures avant activité bi ginnaaw ñoom bi ñu defee li leen war en tant que citoyen bind préfet ak autorité yi 48 heures avant normalement autorités yi war nañu réagir pour dire on sécurise, pour ne pas dire on autorise, parce qu'ils doivent décider de dire écoutez on fait un décret qui dit que nous sécurisons manifestation. Est-ce que xam ngeen décret boobu kañ la génn tey ci ban waxtu est-ce que xam ngeen ko tey ci midi ci manifestation bi war a commencer à 15 heures. loolu lu muy nuru loolu lan lay nuru bu passé bi au moins bi ñu xëyee ci suba ñoom dañu yaakaaroon ni sénégalais du ñuy wuy si ñu teel ñu ko jox waaye gis ngeen ni mu fi demee keroog donc tey jii nii dañu jóg pour saboter suñu manifestation et même en termes de dispositif boo xoolee police dispositif encadrement am na waaye dispositif répression aussi am na waaye loolu yëpp du problème. Sunu pétrole sunu pétrole Macky Sall sunu pétrole salaamaaleykum gars yi sama premier kàddu maa ngi koy jagleel askanu Sénégal foo romb ci Sénégal nit ñaa ngi lay interpeller naan la ñu ngi seen gannaaw ñu ngi leen di encourager may wax askan wi ñun soxla ñu ku ne suñu gannaaw dañoo soxla ku ànd ak ñun ñëw ñu xeex bi parce que tey jii ñi ne seen kër te partagé ak ñun cause bi ay millions sénégalais lañu lan moo tax yeneen réew yi bu ñu tollee fii ay millions nit war a mën a génn te bu dee Sénégal nit ñi foog ni dañoo war a toog seen kër ñu toggal leen togg bi yàkkal leen ko sexal leen ko dafa jot su xeex jotee ñun ñëpp ñu takk suñu ndigg ànd xeex ñaareelu mbir mi je vous félicite et je vous encourage parce que mbirum ressources naturelles Sénégal bu leen jàpp ni nag tey la commencé rek depuis des années et des années des gens se sont fait des milliards sur le dos du Sénégal depuis contrat Libye contrat Nigéria yi moo tax bëri na wala néew na homme politique yi wax dëgg ci mbir mi